asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV yi complot pour dal ci kaw murit yi mooy li nga xamante ni kii di Ahmed Khalifa Niass annoncé na ko fële ca micro bu Sen TV yi ginnaaw coowal centre de redressement yi kii di Serigne Modou Kara dalal na njiital cantaakun yi di taawu Cheikh Béthio dinañ dellu siwaat ak yéen ci image yi nga xamante ni moom moo xew foofu ca ndaje ma waaye laataa loolu dañuy tàmbale ak yéen ci mbir mi nga xamante ni moom moo dal ci kii di Mamadou Ndoye Bane bi ñàkk doomam bu jigéen bi mu dubbee woon Déguène Simer mbir moomu nag ñu ngi ko annoncé fële ci émission xalaas mu nekk mbir mu daw yaram mu nekk xale bu ndaw boo xamante ni daanaka matalugul woon ñetti weer ñu koy jaale Ndoye Bane ak bépp jege ñaaleem ñu dellu siwaat ak yéen ci mbir mi nga xamante ni moom la kii di Ahmed Khalifa Niass annoncé comme niñ koy faral di gisee ci ay sorties yam muy def ay révélation yoo xamante ni dafay yëngal ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy seetaan foofu ca Sen TV nag foofu la annoncé complot bu dox ci diggante autorité administrative yi ak ñii di communauté mouride yi ndax jàpp na ni lii nga xamante ni moom mooy agence de sécurité bépp autorité religieuse war na ko am rawatina nag autorité yi nga xamante ni moom mooy autorité mouride yi ndax jàpp na ni complot bi nga xamante ni ñoom lañ koy complot lu yàgg la ndax gis nañ ko depuis ndax jàpp na ni ñoom waa communauté mouride yi dañu daan opposé note gi nga xamante ni tubaab yi daan nañ ko note suñu maam yi loolu nag moo waral ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy français yi daal di sukkandiku ci suñu autorité administrative yi pour complot yoo xamante ni dañuy dal ci seen kaw waaye nag lii di mbirum centre de redressement yi jàpp na ni am na yu ko gën a illégal yu xew fii ci Sénégal te kenn waxu si kon nag amul lenn lu muy wax jëmale ci mbirum centre de redressement yooyu la ginnaaw coowal centre de redressement yi kii di Serigne Modou Kara dalal na njiital cantaakon yi di Serigne Saliou Thioune foofu sa këram ga li waral ndaje moomu nag fësaluñ ko ndax ndaje biir néeg la woon li fa rote kenn fësalagu ko waaye mën nañoo jàpp ni rek démb ci alxamis ji njiital cantaakon yi ak seen délégation dem nañu daal di rendre visite kii di Serigne Modou Kara ginnaaw bi ñu annoncé ni njiitu réewu France di Emmanuel Macron dafa amee doomu jàngoro bi dañ ko testé positif ci Covid-19 kii di président Macky Sall moom moo ko doon souhaité prompt rétablissement waaye nag nekk na loo xamante ni neexul sénégalais yi ndax gis nañu internet yi moo xam ci réseaux sociaux yi la moo xam ci yëpp réseau yoo xamante ni réseau média la ñuy dal bu baax ci kaw ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall ndax souhaité boobu mu souhaité prompt rétablissement kii di Emmanuel Macron ndax jàpp nañ ni am na yu gën a am solo yu gën a jàmp wala yu événement yi fi gën a xew yoo xamante ni àdduwul jëmale foofu dafay wane ba léegi ni moom ndongab kii di Emmanuel Macron la kii di Mame Diarra Fam itam lu mel noonu la yëkkati daal di koy jëmale ci kii di président Macky Sall di ko woowee lii di Samba Alaar di ko wax mu daal di soppi ji ko ndax li nga xamante ni mooy réaction bi mu def daal di koy jëmale ci njiital réewu France bi ñu wax ni dañ ko testé positif ci coronavirus. ñu jàll ak yéen ak mbirum Assane Diouf bi nga xamante ni ay avocat am ak ay jegeñaaleem doon nañ ko ñaanal lii di liberté provisoire ginnaaw bi nga xamante ni dañoo annoncé wu ni dafa amee feebar foofu ca prison ba démb nag ci alxamis ji ginnaaw bi nga xamante ni juge bi déglu na ko ba noppi daal dina renvoyé mbir moomule ba 24 décembre bi di ñëw waaye itam li nga xamante ni moom mooy liberté provisoire ak annulation du procès bi nga xamante ni avocat am doon nañ ko déposé juge bi mujj koo nangu waaye am na ndogal boo xamante ni jël na ko pour àtte mbirum Assane Diouf yi le 24 janvier bi ñu jëm. beneen mbir bu tàbb ci loxoy yoon di mbir mi dox ci diggante ñaari waykat yi di Mandiaye Seck ak kii di Sidy Diop ginnaaw coow li doxoon ci seen diggante ci guddi 16 ak 17 décembre bi ñu génn ci soirée bu amoon foofu la ci Almadi mbir moomule mujj naa tàbb ci loxoy yoon ginnaaw bi nga xamante ni kii di Mandiaye Seck daal dina déposer plainte ci diggante Sidy Diop ak ñi nga xamante ni ñoo di ay ñoñam ginnaaw bi nga xamante ni wax na ni moom Sidy Diop ak ay ñoñam dañ koo attaqué woon ci taxem foofu ci benn restaurant bu nekk foofu ca Almadi ginnaaw bi nga xamante ni chauffeuru Sidy Diop commencé na ko saaga di ko menacé ndax gaare bu mu gaare ci kanamam ci noonu nag si lañ ko soqatoo ba nar ka faat gaañ moom nag Mandiaye Seck daal dina décider daal di porter plainte kii di Sidy Diop ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ñoñam ba tey ci wàllum yoon mbirum gazé alcoolisé bi nga xamante ni moom mooy jouet yi ñu doon distribuer ci fële nga xamante ni mooy sa Rufisque waa police mujj nañoo teg loxo ñii doon jaay produit yooyu nga xamante ni dañoo wax ni dafa amee lii di alcool loo xamante ni dafay nuire état de santé xale yi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo. gazé alcoolisé yooyu nag ñi ngi ko defoon sous forme de jouet yoo xamante ni ay pistolet pour xale yi ndaw yi la waaye
waa police mujj nañoo teg loxo ñeent ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon fournir produit yooyu nga xamante ni dañ koo interdire woon sax fii ci Sénégal ci benn dépôt bu nekk fële ca Cambérène foofu lañ ko doon denc. foofu nag sa Rufisque si la jotee lor ñaari xale ginnaaw si gi ci la waa population bu Rufisque daal di déposé benn plainte foofu lay ca waa police ñu daal di def ay test ci jeux yooyu nga xamante ni moom la ñu doon distribuer foofu lay sa Rufisque la commencé woon waaye bari na sax ay entrepôt yoo xamante ni moo nga koy am fii ci Sénégal yoo xamante ni waa police mujj nañoo teg loxo loolu nga xamante ni moom mooy distribution jeux yooyu nga xamante ni moom lañ doon def pour waajal feetu décembre bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa laboratoire national d'analyse et de contrôle ñoom ñoo certifié ni produit yooyu dafa am lii di alcool lu tolloog 6 degré alcool la am ci biir ba tax na sax dañ ko interdire woon fii ci Sénégal waaye question bi ñuy posé foofu mooy naka la ñuy def pour mu jàll suñu frontière yëpp ba egsi fii ci marché bi. ñu jàll ak yéen ak mbirum suppression de la ville de Dakar maanaam éliminer bi nga xamante ni kii di président Macky Sall ak ay ñoñam naroon nañ kaa def ville Dakar te ñu naroon koo déposer foofu ci assemblée nationale pour ba xam dina jàll wala du jàll kii di grand serigne de Dakar nag àdduna jëmale ci mbir moom avec autorité di wax ni Dakar ville la boo xamante ni dafa bari ay histoire nekk tamit ancien capitale bu Afrique occidentale française moom nag àndul benn yoon ci supprimer bi nga xamante ni nar nañ ko supprimer ville de Dakar. ndax jàpp na ni ville bu ko ëpp histoire amul fii ci Sénégal ba tax na du ànd benn yoon ci ñuy supprimer capitale yu Sénégal bii ci ville yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci réew mi. ñu jàll ak yéen ci wàllu mbas mi doomu jàngoro bi ginnaaw deuxième vague bi nga xamante ni autorité sanitaire yi annoncé na woon nañ ko ak ndogal bi nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur jëloon na ko fële sa Diourbel nag kii di médecin chef bi di wuyoo ci turu Mamadou Dieng annoncé na. ci ginnaaw bi nga xamante ni deuxième vague de contamination bi egsi na fii ci Sénégal ba léegi lu tolloog 70 cas yoo xamante ni wala lu ko ëpp yu am foofu la sa Diourbel ñu wàññi fa itam 52 cas communautaire muy wane ne Diourbel bokk na ci dëkk yi nga xamante ni deuxième vague bi laal na leen bu baax. ñeneen ñoo xamante ni deuxième vague bi ak lii di mbas mi laal na leen bu baax bokk na ci xale yu ndaw yi nga xamante ni. ay parental lañu bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi xayma ñi doomu jàngoro boobu laal wax na ni 8% yi nga xamante ni doomu jàngoro bi faat na leen ay xale lañu maanaam téeméer boo gis juróom-ñett yi ci gaañu ay xale yoo xamante ni ay parental lañu mooy lii nga xamante ni kuréel gi xayma tolluwaayu mbas mi annoncé na ko. tey jii ci ajuma ji bilan bi nga xamante ni waa Kër Docteur annoncé nañ ko Sénégal enregistré na lu tolloog 108 cas positifs 59 cas communautaires ak ñaar ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci doomu jàngoro boobule loolu mooy li nga xamante ni kii di ministère de la santé et de l'action sociale annoncé na ko tey jii ci tolluwaayu mbas mi. ñu jeexale ko ak wàllum sport ak trophée bii di The Best FIFA kii di Kalidou Koulibaly ak Salif Diao ñoom itam annoncé nañu ni voté luñu kii di Sadio Mané ndax jàpp nañ ni doomu Sénégal bi di football fële ca Liverpool nekkul ci meilleure forme ba tax na voté luñ ko waaye ki nga xamante ni nag moom mooy jël trophée boobule foofule ca bitim réew moom mooy Robert Lewandowski kii di attaquant polonais bi nga xamante ni moom mooy football foofu ca Bayern Munich. ba tey ci wàllum sport doomu Papa Bouba Diop bi fi jugee ci fan yi ñu génn daal dina intégré académie génération foot mooy li nga xamante ni kii di Matar Ba ak Madi Touré bii moom génération foot annoncé nañ ko moom nag doomu Papa Bouba Diop boobu di am 14 ans actuellement intégré na fële di génération foot di centre bu nekk foofu ca Déni Biram Ndaw ginnaaw bi nga xamante ni moom ak yaayam di jabaru Papa Bouba Diop defoon nañ fa visite ànd ak kii di ministre des sports di Matar Ba mujj nañoo accueillir doomu Papa Bouba Diop boobu la foofu ci centre génération foot pour mu topp tànku baayam bi nga xamante ni moom moo fi jóge ci fan yi ñu génn ci hommage boo xamante ni day wane taxawaay bu am solo bi mu fi amee woon jërë ngeen jëf.